asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Man Mouhamed Lamine Diakhaté mooy sama tur, nekk président des centres sociaux philanthropiques ci ñuy senci ci Saint-Louis 2006. ñu ngi senci pour dimbale ci néew doole yi, dimbale ñu xam ni ñu bëgg faju mënu faju. loolu moo tax ma senci ak centre bi. jaar yi bal na kenn mënu wax yépp, mais ñu sant yàlla ñu may ñu ci suufur bi ñu ngi suufur jàmm, ñu sant suñu borom subhanahu wa taala. ñu yokk ñu ay kattan, moo jox ñu ay kattan pour xalaat moo xam ni may ñu ay doole ñu mën a am moyens yi pour dimbali ci doomu aadama yi. jaara dafa bari. ñu tàmbali na woo am na ñeneen léegi nekkatu fii, ñu ngi yomal xeemati ki yàlla suñu borom mu yërëm ñu yëpp. mais tey mu toll ni projet ñu ngi dox ni tey fii lee ñu senc fii Kees parcelle unité 1. man sama collaborateur yi Maliki Dieng ak Aliou Dieng ak Amadou Mayoro Fall ak Gora Diop, ñooñu liggéey na guddi ak bëcc. on a un partenariat ak hôpital principal de Dakar mooy général Bakary Diatta, dugg na ci loxoom bu baax a baax. ñu na dama ñaan ku ne bu dëgg ci réew mi bi Sénégal am na yéene pour dimbali ci doomu aadama yi, ñu jàppale ñu ngir yàlla ñu mën a yokk suñu doole yi pour dimbali ay doomu aadama yi. suñu moyen baru noonu, ñu ngi ñaan autorité yi, maa ngi ñaan président Macky Sall ki yàlla suñu borom may ko gudd fan ak wér, yéene mu am Sénégal mu matal ko jàmm salaam. du ma politicien, du ma dara, musuma politique. Macky Sall xam na ma man du ma politicien, Sénégal yëpp xam na man du ma politicien. ay wax télévision sax bëgguma ko, mais dama lancé ngir yàlla ak yonente autorité yi ñu nekk fii Kees, autorité ñu nekk Sénégal, ñu dimbali centre social philanthropique, ñu dimbali ay cas ñu xam ni ñun bii la pour dimbali ci doomu aadama yi. loolu laa lancé parce que bii ñu organisé ni gis naa bindi na autorité yi bu bari kenn tontu ma, fu ne dem na fu ne la dem na, kenn dimbalu ma. monsieur le maire Lamine Diallo moom ma jox ko 150 000 francs. Pascal Babacar Ndione mu jox ma 50 000 francs. jeex na foofu la Papa Lamine Diallo. waaw Papa Lamine Diallo, voilà Papa Lamine Diallo comme cadre la comment Prodac ci Prodac voilà moom ma joxo kii 50 000 francs ci taal bi laa jox ma sax. mais à part ça c'est moi qui a dépensé tout. c'est un projet maintenant qui est très large, c'est pas obligatoire. maa ngi ñaan ngir yàlla ak yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dimbali ma. recensement ñu dafa bare ay junni handicapé la ñu ngi encadré, ay doomu aadama ñu xam ni sont très fatigués, ñu indi ñooy dimbale ñooñu. te yàlla suñu borom mu defee jàmm Sénégal, jàmm la ñu bëgg, yaa dina defee jàmm incha allahu ya rabbi. Macky Sall yaa may ko kattan mu àgg mission yàlla mu denc ko mu àgg ko jàmm salaam. réew fu ñu toll nii idée Macky Sall waxuma ànd naa ak moom, mais dama wax ni si ñu doxandi nii dina baax, si ñu jàppale ko dina baax. man duma politicien na, centre social philanthropique est là pour sénégalais yëpp ñoo ko moom. amul olof, amul bambara, amul séeréer, amul tukkuloor, amul joola, amul soose.
ni yëpp ñoo ko moom. On est là pour tout le monde. maa ngi ziar na moo tudd waa TFM maa ngi ziar aussi Thiès Info ak BCFM ñoo ñoo couvert affaire bi maa ngi sant ñu maa ngi gërëm kilifa ñu nekk ci kaw ak sama technicien ñu taxaw sama kanam ni incha allahu ya rabbi si yàlla def na ñu ay jàmm salaam balaa 3 ans bu bëri la ñu dina def incha allahu ya rabbi. Non, c'est pas premier parce que on a fait plusieurs fois. On a fait plusieurs fois. Le 23 juin 2005, on avait fait ça à Saint-Louis. Le 25 juillet 2001, on a fait ça à Saint-Louis. On a fait aussi le 15 juillet 2004 à Saint-Louis. On a beaucoup fait au Sénégal ici. Les consultations gratuites. Mais ce n'était pas un cas comme ça. J'ai changé le système pour travailler avec les médecines modernes, les hauts cadres, les professeurs. Parce que c'est des gens qui sont étudiés. Les grandes écoles. Ils sont faits de recherche. Ngir qui doit am jam. Donc, j'ai réfléchi. Il faut travailler avec ces gens-là. Maintenant, j'ai une collaboration avec les médecins, presque les médecins du monde. Aujourd'hui, c'est essayer seulement. Mais on va travailler partout au Sénégal. Ce n'est pas seulement les caisses. On va travailler partout au Sénégal. Partout. Donc, nous avons tout. Sénégalais, nous avons Monsieur Youssou Ndour, nous couvrons, nous dimbali ngir yalla. Sénégalais, nous souffrent, nous sommes ñu ngi ci Allah ñu ngi ci fu ne ñu nekk ñu ngi ñaan yépp ñuy dimbali ñu ngir yàlla ak yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que ñu nekk fi pour politique on n'est pas ñun nekkul politicien nekkul dara askan lañ moo tax ñu jóg askan kese moo tax je suis en politique waaw je suis en politique moi je suis pas un politicien c'est clair je dis devant les caméras je suis pas un politicien je suis là pour le peuple je suis là pour les choses mais comme Macky Sall mooy président de la République du Sénégal. Mais je le remercie beaucoup. Je sais qu'il m'a rien donné. Mais sécurité du Sénégal, il faut me donner. Diamant ñu dox ñun dëkk ci ni réew yi ne ko fi Sénégal ñu ngi sant Macky Sall ñu ngi gërëm ko parce que c'est ma président là. Voilà, donc mais je suis en politique. Maintenant, maa ngi ñaan appel encore. Autorité ñu ñoo dimbali ñu ngir yàlla. Ñu dimbali ñu ngir yàlla. Foo ñu gisi sama gaay ñu taxaw ñu dimbale ko. Nous minimiser nous on n'est pas politicien on est là pour aider le peuple. ñu ngi sant yàlla rek suñu borom subhanahu wa taala loolu moo tax du ma nelaw loolu moo tax maa ngi xalaat loolu moo tax maa ngi ñaan dimbali pour moyen ñu am suñu kattan man ko mbooloom bi ñu dimbali ñu dimbali mbooloom yàlla mooy indi ay mbooloom mo bii bu gis ni yàlla mooy indi ñooñu tekk fii am yaakaar ñun waaw léegi. loolu moo tax maa ngi sant maa ngi gërëm ku ne mën nañu jàppale yàlla tax ñu ñëw dimbali bi sa xel la wala sa alala la quel que soit dimbali leen lañu soxla ñu dimbali ñu rek parce que xalaat bi am na projet bi am na mais moyen bi dafa des moyen la ñu bëgg ñu dimbali ñu wax téeméer baaxul wax junni baaxul dimbali la ñu soxla ba ñu dimbali peuple bi lu parce que askan moo tax ñu jóg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. man maa ngi tudd Malick Dieng nekk vice président ci centre bi ànd ak Mouhamed Lamine Diakhaté ñu ci liggéey ak Gora Diop ak Aliou Dieng ak toute la délégation ñu rafetlu manifestation bi ni mu réussir nii li Diakhaté wax sànq rek laay waxaat mooy le président Macky Sall. Comme Diakhaté ni mu taxawee wax ne lépp moom moo ko yónnu à charge loolu lu ñuy métti du la ci benn côté parce que consultation gratuite bu mel nii nga di ko def déplacé waa hôpital principal ñu déplacé wu ñëw bu fii autorités yi ne fii ñu joxoon ñëpp ay lettres mais tey boo xoolee tey mennum comme ni mu ko waxee monsieur le maire Lamine Diallo mi nga xamante ni moom moo nekk zone nord moo ko recevoir jàppale ko à part moom
Babacar Pascal Dione à part moom Pape Alioune Diallo mi nga xamante ni moom moo nekkoon ancien directeur cabinet Thierno Alassane Sall. donc ni ko Diakhaté waxee day lancer appel pour ñëpp jàppale ko te loolu ñun lu ñuy rafetlu la mais ci biir loolu ñun dañu bëggoon lancer benn appel au président Macky Sall vision am leer na mais mission yi moo doxul léegi comme que mission yi doxul nag ñun ñu ngi lancer un appel pour que le président Macky Sall jël poste stratégique yi nga xamante ne nii ay couverture maladie universelle la wala yi nga xamante ne nii lu jëm ci affaire emploi la wala lu jëm ci affaire faj beeg yooyu ñu jël ko jox ko les généraux ak colonels yi nga xamante ni ñoom ñi ngi ci dëkk bi moom mooy nommé mu woo leen boole leen ci jël poste stratégique yooyu jox leen ko ñu mën koo doxal. parce que tey dañuy saluer tey le général Bakary Diatta ni mu déplacé wu de Dakar à Thiès uniquement pour ñëw côté zone nord bi seet ñi nga xamante ne nii ñoo gën a néew doole pour ñu jàppale leen parce que tey yow wax nga ko léegi yow en tant que journaliste ne yow da nga jaaxle te ñëpp a jaaxle mooy tey boo demoon hôpital principal boo demoon tey hôpital régional wala nga dem ci dispensaire yi li fi nekk ci mbooloo nekkul ci benn hôpital nekkul ci benn kii kon nit ñi bëgg nañu faju mais amuñu. léegi nag comme que le président Macky Sall tegoon na maladie couverture maladie universelle am na yeneen ak yeneen yu mu teg ñi mu ko sant doxaluñ ko mais ñun dañuy lancer un appel moom na jël ay responsabilités am parce que vision bi leer na nañ mais mission yi ñi mu sant pour ñu doxal am na ci ñoo xamante ni doxaluñu waxuñu ñëpp doxaluñu mais am na ci ñoo xamante ni doxaluñu parce que dafa am ay postes yoo xamante ni poste stratégique la na seet les généraux ak colonels yi mu jox leen ko ñooñu doxal réew mi parce que ñooñu politique guñu tey politique guñu suba tey ku mel ni tey Bakary Diatta tey président jël ko ne ko 100000 emplois laa soxla mais moom day dem lijjanti 100000 emplois yi jox ko lijjantiwul deuxième mandat lijjantiwul troisième mandat ñin ñi nag bu dee ñoom te li ma ci fàttali ñit ñi di delloowaat seen xel mooy un général tey su ko président nommé tey un directeur de cabinet wala ministre ñeme woo ko boo jox ko ay instruction parce que moom ci président la dépendre ku dépendre ci président nag kooku moom moo neex a liggéey léegi nag ñun loolu ñu ngi koy saluer di rappeler waat rek ne na ñit ñi jóg def comme Bakary Diatta ni mu def nii ak centre am di jël ay millions am di ko def ci affaire yi pour rien que pour doomu sénégalais yi te Bakary boo xoolee du ministre du député du directeur du dara mën a def lii mais léegi nag ñun dañuy poser question où sont les ministres où sont les directeurs généraux où sont les maires où sont les ñun dañuy laaj ci ñoom fan lañ nekk ba Bakary Diatta mën a réussir lu mel nii parce que lii boo xoolee ci benn côté c'est la première fois mu am dans l'histoire du Sénégal nga gis koo xamante ni politigul deful dara mën a réussir lu mel nii ba pare jël alalam def ci ndax tey mënoon na ne tey kenn jàppale wu ma damay toog mais xoolul loolu fii la gars yi ndekkee añ yaa ngi ñëw yeneen ak yeneen ñi ngi ñëw transport yeeg notable yeeg yeneen ak yeneen loolu nag ñun lu ñuy rafetlu la di ko saluer te di wax président Macky Sall na jàpp fi mu bëgg a jëmale réew mi ñun ñëpp xam nañ ko ndaw la ci beneen côté tamit ñuy lancé waat na ñëpp rek boole seen kii doole jàppale ki nga xamante ni moom la fi borom réew mi teg parce que tey mënoo taxaw ne da ngay liggéey réew mi te doo liggéey ki nga xamante ni moom la fi borom bi teg waaw ci beneen côté it ñuy lancé waat benn appel rek boo xamante ne nii ci aspect politique la tuuti mooy barki démb ñun ñëpp dégg nañ président Macky Sall li mu wax ci l'observateur ma bëggoon képp koo xamante ni da nga taxawoon wala képp koo xamante ni da nga meroon toog ci parti bi nga jugaat faxasu parce que président Macky Sall bàyyi nañu xel ndax nee na tey ñi ma fal man xam naa ne ñi ma falul liñ may indil ñi ma fal indilul ma ko loolu nag su ko waxee le président sonné na la fin de la récréation na ñëpp jugaat ñu fexe réew mi nii ma koy doxalee yàlla jàppale ko mu yegg fu mu jëm te suñ centre bi ñu ngi koy lancer un appel mu xool naka la ciy mën a jàppee wala kan la ñuy mën a booleel wala comme servir le Sénégal Marème Faye Sall xam nga naka la ñuy mën a jàppale ba centre bi mën a jug nekk ci Sénégal gi yëpp ba ñuy jàppale ñi nga xamante ni ñooy néew di doole parce que tey boo xoolee tey xale yu ndawaan yéeg ñëpp ñi ngi fi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ku ñëw fii tey dangay ñaan rek bis bu mel nii na am toujours même bu amul toujours mais toujours war nañu nemmeeku yi néew doole yi nekk ci gox yi waa Jaxate nag loolu la def ñu fekk ko ci loolu ndax ñun amuñu dara mënuñu dara mais sawar nañu dimbal ku néew doole ndax ñun ñëpp fi la ñuy jaar kon nag yàlla bu ñu mayee tuuti war nañu ko seddoo ak ñi amuñu dara moo tax ma kontaan ba ma gisee nit yi ci biti franchement je suis très content maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla fay
tiyaabu bu ci toll yéen ñii sonn ci journée bi yàlla na ne yàlla may tiyaabu monsieur le maire kontaan nañ parce que yow yaa hébergé Jaxate nga fexe ba mu am local bi pour mu mun a def lii parce que lii moom bu amuloon local bu amuloon ku koy soutenir du ko mun a def te yow nag nangu nga ko soutenir moo tax mu réussir lii kon nag réussir Jaxate fii sa réussite la waaw sa koñ bi yëpp kontaan nañ ci yow. defe naa ne tey boo gisee mbooloo bi ci biti rek wan na ni population bi soxla nañu ko ndaxte mbirum faj dafa nekk li nga xam ni parfois day du tolloog seen man-man day ëpp seen man-man donc day baax ñu mun leen ñu war a leen jàppale parce que tey am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi soox ak ay feebar xamuñu ko wala sax xam nañ ko mais mënuñu ko faj donc tey bu ñu amee lu mel nii nga xam ni dinañ la jàppale bu fekkee feebar la ba nga xam ne mun nañ ko faj tey ñu faj ko bu dee feebar la ba nga xam ne mun nañ la jàppale ànd ak yow def suivi bi ba yàlla tàggali ko feebar boobu loolu du ñu def comme donc du sant yàlla. dafa naa ni monsieur Diakhaté wax na ko partenariat bi juddu na diggante commune Thiès Nord ak le centre social philanthropique ba nga xam ne fii ak ñetti at chaque année dinañu organiser lu mel nii dafa naa ne bii mooy tàmbale bi rek. li nga xam ni lañ fiy gis comme atu dinañ ko conserver yenn manquement yi du ñàkk parce que ñu ngi soog a door comme lu mel ni yéex a tàmbale bi te population bi di nekk yooyu yëpp dinañ ko régler parce que yooyu rek dañ koy mettre sur le compte de l'inexpérience donc c'est amaguñu expérience yaakaaroon nañu ni mbooloo bu day nii du ñëw mais tey defe naa ni population taaxi Kawsara Madi ginnaaw raay Kër Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi fi. donc beneen yoon dinañu jël suñu mataay du sant daal ñëpp du gërëm ñëpp du santaat bu baax suñu grand frère Mouhamadou Lamine Diakhaté dafa naa ne Lamine Diakhaté Lamine Diallo benn la rek donc du gërëwaat du sant yëpp voilà. Alaaji Demba Mbaalo Lamine moom la jël jox ko bis bi ñi mu ko waroon a jox bari na waaye moom la ko xelam jàpp mu jox ko te def na kollere ndax daaw. la ko defoon parrain bi pare pour ñëw yàlla dogalul mu ñëw ren ñu ne dootuñ ko jox kenn fi ñu jaaroon dañ fay jaaraat ndax bëgg rek mu yegsi ci béréb bi saafanteeg julli di saafante mbokk yi moo tax Lamine joxaat ko bis bi mu ñëw parrainé ko su ko defee ñu ngi gërëm ñëpp tàmbale ko ci monsieur le maire Lamine Diallo mi di sunu rak magam ki mu bokkande ak bàyyi sama xarit wëllëre la professeur Tidiane Diallo dañoo jokkoo ñooy ànd guddi ak bëccëg fa tabaarakallaahu tey la yàlla dogalu mag yow ñu toog moo tax àddina bul yàkkamte dara mënoon naa la nuy si lu yàgg ci turu Diallo wante ma muñ rek xëy na lii comme ñoo bokk Thiès xëy na dinañ mus a daje ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa liggéey ci zone nord bi ñu ngi lay di gërëm ci bu baax a baax ci ñi nga àndal ndax liggéey bi nga liggéey boo ko mënee réagir yàlla ak ñi nga àndal la jigéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant. foo ko Thiès xam kuy Lamine Diakhaté dafa yàlla xiir ko ci yore doomu aadama gunge doomu aadama à part centre bi nga xam ne bi daf ko créé lépp luy affaire sociale ci centre bi Lamine Diakhaté daf koy dimbale doomu aadama yi waaye moom ci boppam yàlla may na ko xereñ bu day ni dafay faj te musu ko waxee du ko doxee kenn musu ko dégg ci télévision bi mu ne maa ngi faj garabu sàngam maa ngi faj garabu sàngam te képp ku fi taxaw di faj moo daxa faj waaw spécialiste la jànge na ko Pakistan jànge na ko Inde ñibbisi dem na Genève fi nekk docteur la fi nekk en pharmacie traditionnelle c'est un spécialiste c'est l'un des plus grands spécialistes de ce pays-là seen association nationale bi c'est le trésorier national des traditionnels alors au Sénégal kon ku mel nii ku ko am ci sa wet
war nga ko mën a sant yàlla. mu am bi xalaat première opération mu ne Thiès laa koy defee école Moundiaye Thiaw laa koy defee di commune Thiès Nord monsieur le maire war nga sant yàlla. xam ne lii nga am jafe na te ku taxaw gis lii mbooloo mii tey di nga xam ne li nga wax lii ñor na population bi lool. ñi nekk ci biir rek mën na fukki yoon yi nekk ci biir. léegi laay wax alors monsieur le délégué de quartier wax naa ko woon ngaa la si naa ko suñ doon def ñetti fan d'affilée sax du tax ñu jeex. donc suñ leen mën a ñaan ñu delsi sax dimanche prochain nañ ci delsiwaat parce que itte na doomu aadama yi. ñu ngi ciy sant nag Lamine di ko sant bu baax moom ñu indil ñu général Diatta. général Diatta di kenn ci kàngamu Sénégal agrégé spécialiste de toutes les li mu ci spécialiste en santé kenn xam nu mu toll. indi lu plus de 15 professeurs yoo xam ne ñi gën a xarañ ci réew mi mu indi leen fii tey am ngeen lu rëy kon nag général Diatta mention spéciale. dama am mbégte ndax vraiment li ñu gis fii tey kenn yaakaaroo ko woon depuis une semaine 10 jours mën naa ne amul benn bis boo xam ne tëdd naa ba nelaw correctement ndax man bu ma xasee dugg si mbir damay ñaan suñu yàlla dimbali ñu ba lépp luñ si commencé ak bismillahi rahmaani rahim ñu àggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin am si ndam ba léegi am naa inquiétude sax de ndax li fi nekk tey si wàllu nit ëpp na dayoo xam naa ni médecins yi day yaakaar naa dinañ fi fanaan tey de ndax xam naa lépp luy mën a def pour téye fi ba ñu am au moins le maximum de participation possible dañ ko def vraiment ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax ñu ngi sant le général Diatta parce que ñëw na fii nee na même bi mu ñëwee il était agréablement satisfait si cadre bi d'abord def benn jeunesse boo xam ne def na ko si wàllu éducation fi mu jaar yëpp si am njàng ko may donc bu gisee un fils de Thiès bu liggéey lii mu xam ne vraiment presque Sénégal Afrique occidentale yëpp amul fenn foo xam ne gis na ko si nee na mënu woon xalaat ne lu mel ni am na fi kon vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax remerciement monsieur Diakhaté nag ànd ak aussi ay xaritam Aliou Ndiang ak ñoom Fall ak ñoom Kane vraiment équipe la boo xam ne aussi vraiment lépp loo xam ne war nañ si mobilisation si coono def nañ ko si incha allah yàlla dinañ defal ndam madame le maire Adja Absalaay aussi amuñu fayam ndax vraiment taxaw na taxawaayu ku bëgg population def naa ni noppalul monsieur le maire benn yoon si en tout cas teewaayam la si war yëpp na ko def ndax lii bu fi ñëwee moom lañ ko defal mën nañ ko defal population tax ko yëpp lañ ko defal te nee naa mënuñu woon def un choix plus opportun parce que fii c'est une population boo xam ne essentiellement démunie donc lay tax yàlla def ñu indi leen fii yàlla rek moo ko xam donc vraiment ñu ngi sant képp koo xam ne taxaw na fi képp koo xam ne jàpp na si suñu xaritu infirmières yi médecins yi ñëw yëpp yàlla def sutura ba ndam li nga xam ne moom lañ ci yaakaar yàlla defal ñu ko si te incha allah dañu ko si def wasalaam. monsieur Diakhaté sama wóllëre la mais xam naa ni man amul moyen yu mu organiser lii mais xam naa ni ku am nit ñi la il a du monde derrière parce que nit ku baax la nit la ko xam ne ku bëgg nit la kuy toppatoo nit la soo gisee mu taxaw ci centre bi gën koo bëgg saxal ci Thiès pour dimbali diminuer la moo tax mu activer ay connaissances am yëpp ci ndimbalu population Thiès ak monsieur le maire ak le chef de quartier ak doyen yi fi nekk yëpp ñu jàppale ko mu organiser journée bii te lii ñu fi gis nii vraiment ça nous a pas surpris si la dimension de l'homme moo ko waral donc ñu ngi kontaan ñun si teewaay bi ñu si teew te di si mën a copier bu ñu delloo suñu gox ñu nit ñu jéem a seet lu ñu mën a defee lu mel nii parce que dañuy nit ay garabam comme war nañ cee mën a topp population yëpp ku nekk seet loon nga mën a dimbalee sa réew lii mooy citoyenneté suñuy wax citoyen lii moo tax parce que xam na ni loxo jotatul gannaaw doomu aadama yi ñëpp feebar nañu kenn amul lu mu fajoo te dagale des éminents professeurs yi nga xam ni déplacé leen seen cabinet mais jot ci sa ñoom seen loxo boo amul kattan mbaa nga am ay moyens doo ko man
nga fexe ba indil leen ko dans les banlieues kooku c'est à saluer kooku képp ku ko man ci dara war na cee taxaw donc ñi ngi ñaanal monsieur Diakhaté yàlla may ko fan wu gudd ak wér te lii mu yàgg ko man te it bu mu nekk benn yoon bi nañ koy répéter monsieur le maire na ngeen si jàpp yéen ñëpp bu beneen yoonee ce sera mieux organisé gën a baax organisation parce que tàmbali dafa métti donc ñun daal amuñu dara lu ñuy wax du dul di leen remercier di kontaan trop ci journée tey bi. ni comme li góor a wax rek ñun dañoo xaw a am tiit ndaxte nag biti baa ngi fees dell ci ay jigéen ak i góor te affaire bi ñi ngi door a démarrer waaye ñi ngi ñaan monsieur Diakhaté ak général ñi ngi ñaan bu nit ñu matul ñu dolli semaine prochaine faj nit ñi ndax li ñu indi nag lu nit ñu soxla la kon ñi ngi gërëm général bu baax di ko ñaanal yàlla ndax lu mel ni nag général ak garaatam nga yëkkati ko andi ko ci gox bii di taaxi kaw di sonnoor rëy na kon ñu ngi koy gërëm ak médecin yi mu àndal di gërëm xariti monsieur Diakhaté yi nga xamante collaborateur mi mu àndal di liggéey projet bi ba agsi fii ñoom monsieur Fall ñoom monsieur Kane ñu ngi leen di ñaanal yàlla Aline Dieng mi nga xamante ne nag moom moo xamanteeg ñoom ñuy xalaat fu ñu koy jëkk a def ñu ni kees fan mu ni taaxi kaw moom it nag amuñu ngërëmam ndax sunu doom la te ba ñëpp xëcc dafa xëcc indi goxam indil ñu ko kon ñu ngi sant di ñaan yàlla. bàyyi mi kay nag moom dañ koy bàyyi ak yàlla ndax mag mu am coloré la mag mu xam nit la mbax mu mun a jàppale nit la waa Thiès xam nañu ko bu baax a baax seede bi am na benn bis fii rek mu woote këram. nit ñi xejuñ ci biir kër gi kon nit toujours li ngay liggéey mu ngi feeñ ci sa xol bàyyi mi keel yàlla na yàlla yàggal fii te mu ànd ak wér gu yaram li ngay def itam yàlla na ci yàlla def barke yaa ilaahi wa sahidin buñ fa jógee nag ñu ñëw ci waa gox bi fii ngeen xam ne waa Thiès ñëpp la soo ñu wax ne taaxi kaw dëkk bu yàgg la donc lu fi nekk waa Thiès ñëpp xam nañu ko ñu ko defee ba ëllëgee ak jàmm ñu ngi ñaan yàlla ñu defaat ko feneen itam yaa allahu ya rabbal alamin ñi nga xamante ne dañoo ñëw fi ak feebar yal nañu yàlla wéral koo xamante ni da nga am lu la jaaxal yal na ko docteur yi gis ba nga faju nga wér ngeen xam ne Fuladu yëpp comme ni Thierno Moussa Mballo wax Fuladu yëpp kontaan nañu bis bi nekk na bis bu rëy du ci Alaaji Demba Mballo rek du ci waa Thiès rek waaye Fuladu itam kontaan nañ ci lu bari jigéen yi itam ñu ngi leen di ñuy baax a baax yëpp seen liggéey rafet na ndax seen teewaay ba ngeen ñëwee comme ni Thierno Moussa Mbax so ngeen ñëwee ak ba ngeen ñëwulee ñëpp xam nañu yéenay jigéen yi Sénégal te yéeneen ngi jàppale góor ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu